la bonne tenue des jeunes chrétiens. À chaque fois bu ñu demee dañ koy wane yar ak teggin loolu wax nañ ko si bureau maire bi te loolu it bokk na si li tax maire bi gën a am motivation pour ñëw parce que ndaw chrétien yi ñuy yebal dañ leen a tàggat yar leen ba ñu am comportement boo xamante ne comportement bu rafet la mag ñi da ngay sawar ànd ak ñoom donc loolu bokk na si li nga xamante ni ñu jëkk marqué mais xam nga ñun dañoo màgg fii ci commune de Fass Gueule Tapée Colobane bon bu ñuy màgg dañ fi màgg ak suñu ay xarit chrétien ba toll ni ñu toll nii kon ñun le dialogue islamo-chrétien kenn duñu ko jàngal waaye ñun pare nañu bu yàgg bon dañ doon déglu rek suñu kilifa le président de la République Macky Sall moom lañ doon déglu pour ñu désigner candidat yi pour ñu doog a tàmbali liggéey bi ndax paaka kenn du ko jigi ci bartala donc Ousmane Ndoye avait le pressentiment que moom lañ fiy teg dafa xaar ba président décidé ko ñu soog a ànd ak moom ñun en tant que membre de l'APR en tant que membre de Benno Bokk Yaakaar commencé nañu liggéey bi on est déjà sur le terrain. Ça c'est naturellement normal dans les formations politiques formation politique boo gis day pratiquement loolu nekkul ñu Benno Bokk Yaakaar rek la xew yeneen formation politique yëpp yu ndaw yeeg yu mag yeeg yëpp dafa am ay dissidence am ñu dem samp seen candidature waaye loolu comme on est en démocratie kenn ku nekk am na sañ-sañ mais ñun nag li ñu choisir mooy am yar ak teggin am loyauté vis-à-vis de suñu kilifa bu ñu waxee nañu àndal leen ak bii même suñu nekkul dañuy ànd ak bii ñun loolu ñu choisir mooy ñun ñi nga xam ne ñoo def ànd ak Ousmane Ndoye dans le cadre de Benno Bokk Yaakaar à ces insultes des politiciens parce que politiciens bu la bëggee déstabiliser lu nekk lay wax donc su fekkee dañuy wax transhumant kon ñëpp transhumant lañu président Macky Sall il n'a pas commencé avec l'APR avant muy nekk PDS sax nekkoon na si d'autres formations de gauche aujourd'hui ñu nekk bon dans une formation libérale boo xamante ni moom moo ko créé depuis 2008 kon même bu fekkee dañuy wax transhumant ñoom transhumant même ñi accusé naan transhumant lañ un jour ou l'autre ils ont déjà changé de formation politique. ku jàmm rek tànku dox mbokk tey dafa nekk journée mondiale de la jeunesse chrétienne en même temps communauté chrétienne di célébrer la journée du Christ roi muy nekk ay coïncidences heureuses li may wax tey dimanche bi dafa bëri ay coïncidences parce que fi ñu dëkk ci Colobane ñu ngi fa doon def tey pose première pierre la mosquée de Sakoro Badiane tey mu coïncider ak aussi l'avènement de la commémoration de la journée mondiale de la jeunesse chrétienne donc ñëw dox fi ay tànku jàmm tànku mbokk ñëw wane suñu solidarité ak suñu mbokku chrétiens yi ñun ñoo bokk commune bi ñu naan Fass Gueule Tapée Colobane bu ñuy xewlee dañuy teew parce que ñun saa yu ñu xewlee ñi teew pour wan leen rek nit ñi fonkee noonu lañ leen yëgee. non suñu relation ak la communauté chrétienne lu yàgg la déjà dafa bokk suñu éducation parce que yàlla dafa def man miy wax ak yéen bi ma gënee nekk ndaw di jàng collège Saint-Michel laa commencé. donc mun naa communauté chrétienne dañuy def ci sama éducation donc ma am ay xarit nekk ay chrétiens tey ñu dëkk ak ay chrétiens ci sama militant mu bëri ay chrétiens ñu engagé ñu nekk ay nit ñu fidèles ñu engagé donc tey ñooñu bu ñu xewlee ala kulli haal dañuy ñëw seet si taxawal jëmmal bés bi lu ñu xaw a tuuti tamit dinañ ñëw taxaw wan leen ni vraiment on est de tout cœur ak ñoom. sur fi ma teg sama bët foofu rek laa ko teg ba le 23 janvier. ay dem incha allah bunt bi da tijjeeku na day ñëw rek ne faax ci biir te bu ñu ñëwee nag bu ñu yàlla defalee ndam on va traiter tous les citoyens de cette commune là d'égale dignité waaw li ñuy war ci ñi dëkk Gueule Tapée Fass Colobane bi yaakaar bi ñu am ba dénk ñu le 23 janvier di ñaan yàlla bu ñu tas seen yaakaar. confiance bi du dara lu dul xam nga boo defee li la war woykat yi wax na boo defee li la wax rek war am li la war. ça fait plus de nit ñi dañuy fàtte ni que ça fait plus de 10 ans que ma nekk quand même ci terrain politique xëyuma rek il y a 3 mois wala il y a 2 ans ne damay ñëw engagé wu kii 2014 j'étais déjà candidat aux élections j'ai appris des erreurs de 2014 et depuis 2014 ba léegi maa ngi liggéey ci terrain bi di liggéey di waxtaan ak nit ñi di jël seen i préoccupations intégré ko sama programme taxaw ànd ak ay jeunes yoo xam ne ñi comme ñu nekk sama ginnaaw yu déterminé ñuy wax ak population Colobane Fass Gueule Tapée xam ne li ñu leen di wax dugg na seen bopp on inspire confiance ñi may àndal ce sont des gens qui inspirent confiance donc j'ai une équipe bi nga xam ne wax dëgg yàlla rusuma ànd ak ñoom fenn kon bokk ñoo mel noonu boo ànd ak ñoom
mais sa xel bu dalulee boo amulee confiance c'est pas la peine ngay dem dañuy seetaat sa bopp. xam nga dañ nekk ci commune Gueule Tapée Fass Colobane nga xam ni tey jii boo dee xool ci Dakar ñetteelu église bi fi njëkk a samp boo ci génnee cathédrale ak Saint-Michel église bi ñu nekk la muy église bi nekk Fass di église Saint-Joseph de Médina. kon bu fekkee ni journée mondiale de la jeunesse yi dafa ñëw ren ndax feebar bi ñu fexe ba paroisse bu nekk organiser sa GMJ yu bopp ñun bu fekkee ni ñu ngi ci commune bi dañu war a ñëw saafante ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk di def lu bari ci commune Gueule Tapée Fass Colobane surtout Fass gi nga xam ni fii la ñu dëkk fii lañ ko def kon day jaadu ñu ñëw gisanteeg ñoom waxtaan ak ñoom bokk ak ñoom li nga xam ni tey yiw la ndax yiw rek ko tax a jóg fexe ba xale yi ku ci nekk fa nga nekk ñu tàggat la ci yoonu njub yoon bu baax nga bañ a jàdd yoon bu fekkee ni dafa am ay ñoo xam ni dañu nekk ci ay jafe-jafe nga xettali leen loolu képp ku nekk ci commune bi war nga ñëw bokk kook waa paroisse Saint-Joseph ñu ànd ceeg suñu xarit yëpp suñu mbokk yëpp nga xam ne tey jii ku ci nekk bëggoon nga fi ñëw teew waaye duñu tànn rek ci ñoom ñenn nit ñu ñëw ànd ak ñun ñoom Pape Boy Yacinthe Pierre ngi nii ñoom Jési Mohamed ak ñoom Modou Thiaw ak Malick mi nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw ak ñoom Jean Gomis nga xam ne ñoom ci seen bopp ci paroisse bi lañ bokk. ndax fii ñu nekk liñ fi indi mooy bokk ak yéen li nga xam ne mooy yiw bi ndax am nañu yeneen tribune yeneen barab yoo xam ne war nañ fa mën a joxe suñu tolluwaay ci wàllu préparatif yi waaye fii li ñu mën a wax rek mooy leen ñi ngi jëm ci ay élection xalif général des Mourides bi màggal gi jotee wax na nit ñëpp ni leen li ñu soxla ci yéen mooy ngeen ànd ak dal ànd ak sago bañ a indi benn fitna xalif général des Tidianes bi gàmm gi jotee wax nañu lu ni mel ni na ngeen ànd ak dal ànd ak sago mu bañ a am benn fitna fii tamit bu ñu fi ñëwee suñu xel yëpp ci loolu rek lay dem mooy nitu diine yi ñu fi fekk ñoom it loolu la ñuy woote ñu ñaan àdduna bi yëpp waxuma la rek waa commune bi rek waaye waa Sénégal yëpp lii ñu jëm nañ ci ànd ak sago ànd ceeg dal muy un message de paix que je lance à tous les acteurs politiques aussi bien de la commune que des autres communes mu bañ a am benn fitna boo xam ne bu ñu ko yëkkatee dana néewal doole kàddu kilifa yi nga xam ne xas nañ ko ñaan ba pare ñu yëkkati ko ngir askan wi nañ leen dooleelal seen kàddu mooy ñu def li ñu bëgg mooy ku ci nekk dem ceeg sago dem ceeg dal dem ceeg xel mu teey ba li nga xam ni bëgg nga ko nga wax ko nit ñi suñ ko nangoo ñu wateel la. Wolof Njaay dafa wax ni nopp mën na dégg lu neexul boroom bët mën na gis lu neexul boroom waaye tànk fu mu dem généralement neex na boroom loolu lu muy wund mooy sama jéego yi ma def ba dugg fii ngeen ñu fekkante fi dama fi ñëw teewal le président Cheikh Ahmed Tidiane Ba bu CATB teewal fi aussi le candidat bi nga xam ne ni moom Cheikh Ahmed Tidiane Ba mooy tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar sama teewaay nag fii si turam du loo xamee ni teewaay de circonstance la du teewaay tamit événementiel mais dafa nekk teewaay goo xamee ni teewaay gu ñetti mbir lal benn bi mooy Cheikh Ba c'est un militant du social te social yàgg na ko indi fii depuis des années deuxième bi mooy li nga xamee ni dafa am loo xamee ni moom la ñu yàlla sant ñi nga xamee ni da ngeen dëkk da ngeen war a di ànd mooy loolu Cheikh Ba dafa nekk loo xamee ni le dialogue islamo-chrétien moom daf ko gëm ndax loolu dafa fekk ni relation de voisinage bi nga xamee ni am na suñu diggante ak suñu waay jàngu yi beneen bi mooy candidat bi nga xamee ni aussi duñ ko mën a bañ a ñàkk wax
mooy li nga xamee ni dafa nekk candidat ci pour jiite commune bu Médina loolu nag su fekkee ni yàlla dafa def da nga am ñaar yooyu nga xamee ni yàgg nga ko jëflante ak ay nit soo demee ba war a soxla pour waxtaan ak ñooñu day fekk nga mën a am yoon woo xamee ni dafay yombal dala ko yombal loolu ko yombal nag mooy tax ma ñëw teebal ko fii. dernier mot rek mooy wax ni ñi ngi jëm ci ay joug yoo xamee ni municipalité la soo xoolee Gueule Tapée soo xoolee Fass Colobane Gueule Tapée soo xoolee Médina soo xoolee Plateau 19 communes yëpp ku si nekk yaa ngi jéem a xar sa tànk tuba yi pour jël ki gën ci yéen. nekk loo xam ne que dafa ñor jàngu bi mu nekk première fois nag ñu koy organiser ci dimanche bi nga xam ne que mooy tëj année liturgique bi donc dama ciy am mbégte parce que fii comme tu le dis naturellement sama milieu la parce que fii laay ñëw mees looloo tax sax ngeen yéex ma gis ndax dama ñëw mees jóge foofu doxi samay soxla dellu si waat pour ànd tuuti ak jeunes yi. mais dafa am njëriñ lu bëri parce que au-delà de notre foi dañu soxla di ko vivre en communauté parce que boo waxee église rek communauté ngay wax boo waxee église solidarité ngay wax boo waxee église partage ngay wax boo waxee église exemple ngay joxe foofu donc muy am solo tamit jeunes yi di fi retrouver wu di sottante xel di partager lu ñu am di bokk lépp lu ñu am di waxtaanee lépp lu jëm ci seen église ak seen dëkkuwaay loolu daf ciy am solo. ku suivre actualité bi di nga xam ne que si suñu gox bi juróom-ñetti candidat ñoo fi am juróom-ñaari góor ak benn jigéen mennum jigéen bi nag moo taxaw temm ànd ak waa gox bi parce que ñeneen ñëpp dañ dem làkkatu ji ci ay parti politique donc may am yaakaar nekk ne parti politique yi moo waral suñu taxawaay tey képp ku fi jóg naan woote société civile da nga doon liggéey pour société civile bu élection jotee nga daw ci parti politique kon amaana da nga fiy andiwaat parti politique ñun nag suñu wax benn la dañ ciy woo ñëpp parce que dañu bëgg ñu delloo ñu suñuy yëf mooy maanaam gestion cité bi nañ ko bàyyil waa cité bi parce que ñun ñoo xam li fiy metti ñoo fiy yeewoo ñoo fiy nekk tous les jours muy paroisse muy ci biir dëkk bi ñoo fiy nekk kon politiciens yi la ñuy décider ci kaw nañ ñu bàyyi rek ñu leen di gunge feneen waaye ci local yi moom nañ leen ñaan rek ñu bàyyi ñu ak suñu yëf ñoom seen bopp xam nañ ne que ragaluma leen parce que bu ma leen ragaloon boo tuji ci ñoom bañ leen a ragal nag moo tax parce que lépp lu fi sotti rek jigéen a ko sottil képp ku fi falu jigéen a la fal kon dafa jot tey ñun ñu nekk ci instance yi parce que yaay yee sonn ci kër yi yaay yee sonn ci bërëb yëpp yaay yeey fale bu ñu jéetalee góor yi bu àdduna neexee ñu fàtte ñu bu ñu demaatee ba am élection nag ñu dellu si waat comme ñu def tey rek ñoom ñëpp daal di daw si xool si jeunesse bi xool si suñu yaay yi jox leen ay ndoket jox leen 10 000 francs pour ñu voter mais lépp lañ leen jox rek nañ ko lekk ndaxte fu mu toll nii moom nee nañu les mairies aux maires te ci ku mu leerul nag maire boobu mooy les mamans dafa jot ñun tey jigéen ñi ñuy yore mbir yi di ko doxal parce que ñun rek ñooy doxal àdduna bi fu mu toll nii àdduna dafa dox nañ ko nangu candidature jigéen moom dañ koy fal lay doon ndamu religion yëpp lay doon amul catholique amul musulman ndamu ñëpp lay doon maanaam la cité en général di leen di jaajëfee yéen ñëpp te di leen nag dañuy dolli kon sant yàlla ci bésu tey ji nga xam ne que ndaji xale yi dafa am solo kon ku wax xale yi mooy maanaam yeneen candidat yi nañu dem noppalu ju parce que nee nañu alternance générationnelle